ni ko population commune Bambilor bëggee mën naa wax sax ni mu ko yàgg bëggee ndaxte président Djibril wax na ko léegi ci nasaraan élection locale yi ñu génne commune Bambilor li ëpp ci ñiy voté wane nañu ñoom bu ñu sañoon opposition locale bi mooy toog nekk seen maire. li koy wax dafa am firnde ndax tey kii nga xam ni moo fi toog bi ñu wàññee xob yépp moom 44% kese la am ci score mais boo jëlee opposition bi nga xam ni ñoo jàkkaarloo ñoom ñépp boo boolee li ñu am nañ ñoom 56%. 56% yooyu nag ñoo toog fii daje boole seen xam-xam boole seen yéene boole seen mën-mën boole seen i base boole seen i pexe pour yeewi askanu commune Bambilor. li ci gën a neex mooy amu ci kenn ci ñoom koo xam ne ci jotaay yi ñu amagul yépp wane nga ni man maay diw ku ci nekk fàtte nga sa bopp fàtte boo xam ni dina yéem ñi ci des ba ku ci nekk jàpp ni yaa gën a ñàkk solo ci mbooloo mi. loolu nag occasion la pour man ma ndokkee leen ci bu baax ndaxte loolu moom la tubaab di tuddee la marque des grands hommes kon tey jii wan nañu commune Bambilor ni mën nañ dalal seen xel ndax am nañ ay doom yoo xam ni xam nañ enjeu yi nga xam ni tey moom moo leen di xaar loolu ñu ciy sant suñu borom bu baax di wax ni bi nga xamee ni tey dem nañ ba toll ci teg benn bureau boo xam ni moom moo nar a jiite le comité électoral la ca gën a yéeme mooy poste yi dafa mel ni xista bi nga xam ni dañ ko doon wax ci yontu yàlla Muhammad ak ay saabaam yi nga xam ni dañ leen tegal ndawal ñu koy paasante di ko paasante ba bool ba jeexee bu ñu ñëwee fekk fa ndawal ba lépp poste yi bi ñu ko joxee noonu la demee woon bi ñu ñëwee fekkoon nañ fi benn comité électoral bu nga xam ni ay co-coordonnateur ñoo ci amoon le président Mamadou Demba Damfakha ak le président Ousmane Rougui Sow jiite woon ko ñoom bi ñu yëgsee dañoo summeeku ñun bu ñu seenoon yéen ñi soog a ñëw yéen jiite ñu dellu ca ginnaaw ñun leen ala mukk du am li am kay mooy li fi nekkoon dañ koy doxal xool lu ñu ci dolli mais kenn du ko dindi bi ñu waxtaanee ba juboo suñu biir ñu ni kon léegi nañ ko tëggaat ba nga xam ni dina am président am vice-président am directeur de campagne am directeur de la communication bu ko defee ñu toftal ci nag ay commission yoo xam ne incha allahu rabi ci àjjuma bii ñëw daañu daje ak mbooloom yépp ku nekk indi sa base ñu tànn ay commission étoffé commission yi ba liggéey bi mën a commencé. loolu nag li ci gën a neex mooy ni ko bi ñu nee kan mooy nekk directeur de campagne dama ni Jibi yaay sama rakk tànnal boo desalee ma tànn. Jibi ni ma yaay sama mag du ma tànn avant ngay tànn. noonu la fa demee ba nga xam ni tey ña nekkoon fële naa ñii góoma nañu mën a ànd esprit dépassement ak esprit kilifa bi nga xam ni tey moo prévoir woon ci waxtaan bi loolu dafa nekk loo xam ne lu daw suñu xale. kon ñu ci santaat suñu borom bu baax a baax ndaxte jotaay bi ci élection locale yi passé am na ay jëmm yu ko doon jéem mais li ci gën a yéeme mooy pratiquement amul benn tractation bu ci am ñu ci bëri Buuba Diop moo dem toog waxtaan ak ñoom ah ñun de jot nañu nekk benn ku nekk ni ko waaw ñun est-ce que ñu daje nekk benn liggéey bi dal kon Buuba tamit ñu koy félicité loolu nag dafa nekk lu am solo lu nga xam ni ñun ñoo tànn ni bii yoon bu ñu yónnee ci assemblée nationale bu Sénégal dañ fay yónnee ay nit yoo xam ne jàppe nañ seen compétence kenn du ko lam-laamee ñu tànn ki ñuy wax le docteur Oumar Cissé colistière am nekk madame Rokhaya Diop loolu daañ ci taxaw tuuti ndaxte olof daf ni seytaane waxul dëgg mais yàq na xalaat ndaxte ñun waxtu wi nga xam ni leader yu mag yi nga xam ni tey ñu ngi émerger mën nañ ci lim suñu frère Ousmane Sonko di développer ay élan d'unité africaine et de panafricanisme kon
fi ñu toll tey jii ci politique gu Afrique nit ñi ñu ngi jinax frontières yi ñuy arrière ñuy bëma frontières yi ñuy daanu pour ñu jàpp ni africain jot na ñu nekk benn kon ñun du ñu nangu kenn bëgguñu yemal ci benn commune di wax ni waa commune bi ngeen war a voter kii ñu bëgg a yemale ci commune kon kooku teel na woon waa commune bi ni moom gis-gisam guddul ndax jamono bi nit ci wax panafricanisme di ubbi Afrique pour Afrique nekk benn libre échange libre circulation des personnes et des biens pour que Afrique nekk États-Unis d'Afrique comme ni ko Lumumba bëggoon comme ni ko Nelson Mandela bëggoon comme ni ko Kadhafi bëgge woon comme ni ko Cheikh Anta Diop bëggoon comme ni ko Kwame Nkrumah bëgge woon ñu toog ba jamono au 21e siècle nit bëgg ñu yemale ci commune de Bambilor di wax ni ku dëkk commune de Bambilor bu ngeen war a voter par force kon defe naa ko comprendre enjeu bi nga xam ne ñun moo ñu tax a jóg. lañ cay dolli mooy dañu jàpp ni dañu wax ni département de Rufisque la ñu nekk département de Rufisque c'est une famille te it bu fekkoon dañ ko naroon tëgg ni nit ku nekk mbokkam kese ki mu bokkal koñ wala ki mu bokkal dëkk wala ki mu bokkal commune kese la war a voter kon baye boo ñu jàpp ni commune Bambilor du am député ndax li tax mooy kii nga xam ni mooy commissaire te ñu tànn ko muy le docteur Oumar Cissé moom mu ngi dëkk Tëngéej te ku nekk xam nañu Tëngéej moo ëpp ay électeur fuuf commune Bambilor bu ñu ko tënkoon si ku nekk sa mbokk ngay voter kon docteur day jàll comme lettre à la poste kon loolu c'est pas un argument valable ñun ñu ànd ay nit yoo xam ni ku nekk xam na seen probité parce que ku ci nekk crédité nañ la benn score ci élection yi ñu génn boo xam ni population wane nañ yow mi am nañ yaakaar ci yow score yooyu nag tey jii ñun moom lañ ànd d'accord waxtaan su suñu biir nii dañ koy agrégé def ko mu nekk benn te buñ ko defee benn ñun jàpp nañ 56% yi ñu amoon dañ ko romb jàpp ay 66% pour que vraiment ñu mën a gagner les élections locales te le frère Diong wax na ko tout de suite élection yi dafa am beneen enjeu boo xam ni dafay dépasser niveau local niveau départemental ndaxte ku nekk xam na ni assemblée nationale ñoom ñooy valider les politiques publiques ñoom ñooy def contrôle de l'action gouvernementale ñoom ñooy voter les lois liggéey bu am solo boobu nag mënoo ci yónni ku n'importe qui da nga si yónni une personne assez outillée ñoo xam ne bu ñu demee daañu mën a représenter dignement et valablement tout le département voire même tout le pays moo tax ñu tànn des personnes très bien formées yoo xam ni seen formation c'est avéré seen probité c'est avéré seen personnalité aussi c'est avéré ñu ni ñii dañ leen di gunge ci liggéey boobu te it di am lu nga xam ni tamit Sénégal ñun dañ koy moytu parce que dafa am loo xam ni xale yaa ngi ñëw lii tubaab di wax la postérité ñi nga xam ni tey suñu ginnaaw ñoom ñooy ñëw ñun dafa am yóbbal bu ñu leen fa war a bàyyil yóbbal bi ñu leen fa war a bàyyil mooy ñun ñoo war a taxaw def front wane ni Sénégal xewi na fi nit di fi toog ba di fa am un troisième mandat te tey bu ñu ko mayee majorité à l'Assemblée nationale dañ ko baliser la voie dérouler ko un tapis rouge pour que mun a aspirer à avoir un troisième mandat loolu nag ñun duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg. commune Sénégal yëpp dañoo war a roy commune de Bambilor te lii nag dama koy yóbbante suñu frère journalistes yi nga xam ne ñoom tamit quoi qu'on dise c'est des patriotes c'est des hommes de médias c'est des sensibilisateurs c'est des éducateurs tey ku ñu bëgg a defar mën nañu ko defar waaye nag ku ñu bëgg a yàq mën nañu ko yàq également ñun nag li ñu leen di ñaan mooy seen métier dafa doy seen métier jixaat la jaamu yàlla ndax li ngeen def ni mënuñu leen ko fay yàlla na leen yàlla fay yàlla na leen yàlla yóbbu si ko kon boog yéen tey yéenay relayer la population et les leaders yéen a mën a génne information yi faire en sorte que tout le Sénégal sache qu'il était une fois un 18 juillet l'opposition de Bambilor s'est réunie pour pérenniser cette association parce que nee nañ ñun suñu union bi yemaluñu ko fii ci législative yi de moom la ñuy demee ci présidentielle te moom la ñuy demee ci élection locale yi di ñëw kuñ ci tànn nag baax na man mii bëgguma dara nee naa leen pour jëlee fi kii
lii occasion la pour ñu ressourcer wu kon boog di leen ne encore pour wane suñu détermination nag sama appel bi mooy ci militants yi muy militant président Daouda Diong muy militant président Motsal Diop muy les militants de Ousmane Rougui Sow muy militants yi Mamadou Danfakha ñun ñëpp nous sommes un seul et unique militant tey war nañu wane comme niñ ko waxee suñu intérêt personnel yi fàtte nañ ko politique nee naa leen baax na kaay leen ngeen politique jaamu yàlla la te lu ñu def lii defe naa tey kilifa yi suñ ko gisee sa yaram dina daw élection yi nag lu tax mu particulière mooy dañoo war a changer dañoo war a ut un nouveau type de député yi nga xam ne tàccu rek lañ fi nekkee ñii di nelaw ñii di saagante di xeex loolu waratu am ci député dañoo war a woon président de la république ne li mu bëgg a def mooy yóotu 3e mandat du ko jaarale fii ci Bambilor kon boog pour loolu li may ñaan rek ñu bokk ndey ak bàyyi képp koo xam nga mun nañu jàppale ci combat bi sànq le président Mossal Diop wax na ko mooy à partir de vendredi nañ dugg ci biir commune bi wane suñu bopp kon boog ñu ngi invité ñëpp ñoo xam ne ay militants Daouda Diong lañ mbaa Ousmane Rougui mbaa président Mossal Diop mbaa Danfakha ñu teewe fii ñu won gars yi ñin dóoraat lay doon ndax su nekkee opposition bi moo gagné woon il faut ñu démontrer que opposition mun na gagné waat te loolu nag bu ci kenn yées bu ci kenn taay. On donne à la population de Bambilor rendez-vous le 31 juillet 2022 ma ne nag jour boobu nag jour spécial la war a doon xob bi benn xob rek la vote bi benn vote dong la kuy vote nag ku mu bëgg a jàppale man ku bëgg a jàppale Daouda Diong mbaa Motsal Diop mbaa jàppale Ousmane Rougui benn xob rek ngay tànn muy xobu Yewwi Askan Wi ku jël xobu Yewwi Askan Wi dafa mel ni jàppale nga leader yi fi toog yépp jàppale nga commune de Bambilor ma ne ku jël xobu Yewwi Askan Wi jàppale nga Sénégal ndax di nga tax ay député yu bees ñoo ñëw assemblée nationale ay député yoo xam ne duñ doon ay nelawkat duñ doon ay tàccukat duñ doon ñoo xam ne dañuy sàcc di falsifier ay billets sàcc xaalis mbaa di def neneen. Cette commune de Bambilor a besoin des fils comme vous dafa bëgg tey dañoo bëgg tey ci politique bu bees bi ñu bëgg politique bi nga xamante ne da ngay jël sa intérêt teg ko ci ginnaaw jiital intérêt commune bi donc loolu la yàlla def. di féliciter di remercier le président Mamadou Danfakha moom it jiitalul dara jël léppam investir ko pour cette commune de Bambilor war nañ ko tàcc bu baax dama ne yéen journalistes yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm dinaa leen yóbbante ci waa APR nee leen cette fois-ci élection yii ñu nekk nii du yomb wax leen ko jamais. Ensuite non du yomb ci ñoom du mës a yomb ci ñoom ci élection yii ndax kenn ci mbër yii rek kenn ku ne war na mën a faire face à eux. alhamdulilah ba yàlla boolee ñun ñëpp ñu war a faire face à lui dama ne on a le devoir et on avait même le devoir de s'unir lii lu ñu yàgg waroon def la mais on n'a plus le devoir le droit de se séparer jamais de la vie waratuñu séparer wu xam ngeen lu tax démb bi ñuy def bureau bii daka wane dafa daw yaram xam ngeen lu tax ñun dañu prévoiroon comme ni ko président Modou Sall waxee léegi ay coordonnateur parce que bëggoon rek kenn ku ne bu ñëwee ci lii nekk à l'aise mais ñoom seen modestie ak seen woyofte bi ñu ñëwee dañ ne ñun ñoo ngi seen gannaaw
def leen lu leen neex c'est extraordinaire. Mamadou Danfakha mii li tax ñu def ko président man ak moom ñoo waroon nekk kenn ki nekk président keneen ki nekk adjoint ma ne ko Mamadou ñii du ñu gën a gore jëlal poste bu la neex boo paree man ma jël beneen mu delloo ma lépp ma ne ko par la force ngay nekk président. ñun lii la ñu bëgg ëllëg si biir bu ñu dajee fii bu intérêt Bambilor taxawee dañuy fàtte intérêt Djibi Diong Daouda Diong dañuy fàtte intérêt le président Mamadou Sall dañuy fàtte man sama intérêt personnel ñu fàtte intérêt Mamadou Danfakha ñu jël intérêt Bambilor. loolu nag je pense que population bu Bambilor dootuñu ko nangu jamais dootuñu nangu ñuy séparé wu dootuñu ko nangu. la may wax nag ci militants yi tey dama bëgg ngeen comprendre ci élection yii ñu nekk nii waa pouvoir bi dañoo jaxase affaire yi ba xel yi dafa jaxasoo ba du ñu xam ne sax nan la ñuy voté loolu xëy na bu ñu ñëwee dinañ ko expliquer tout le monde ñu dégg ko mais li ma bëgg ngeen yóbbaale ko tey ci élection yi repère amatul ci élection yi ay militants wu Mamadou Sall Diop amatul. élection yi fii ci commune bu Bambilor yu wàllu Sénégal amatul benn couleur moo fi am benn couleur moom la ñuy voté muy Yewwi Askan Wi ñun ñëpp dañoo sel benn couleur muy Yewwi Askan Wi fas yéene Yewwi Askan Wi dama bëgg ngeen bind li may wax yéen journalistes yi ngeen nekk en témoin parce que dafa am lu ñu naan VAR dama bëgg ëllëg si biir élection présidentielle bu amee fii la ñuy toogaat defaat conférence de presse ndax dañoo bëgg changer réew mi dañoo bëgg sénégalais yu bees ci politique parce que politiciens yi ñun dañoo bëgg toujours ñuy respecter ñoom ñi nga xamante ne ñoom la ñu jiite parce que ce n'est plus normal ñu yëkkati suñu doole suñu force jox leen ñu tourner di ñu caw pour lan jusqu'à quand loolu dafa war a jeex loolu nag xam nga pour mu jeex Bambilor dafa war a bokk ci ëllëg ñi histoire di lim ne Bambilor taxawoon na bi ñu bëggee justice bu normal am ci réew mi Bambilor dafa war a bokk ëllëg si biir bi ñu naan bëggatuñu ay député yuy tàcc yoo xamante ne des députés du président de la République on en a assez dañu bëgg loolu mu dakk loolu nag bu bëggee mu dakk dañuy votel la coalition Yewwi Askan Wi suñu alal ñun ñoo koy moom bu boobaa fii ci Sénégal suñuy jën ñun ñoo koy moom suñuy ressources ñun ñoo koy moom loolu bu dee bëgg ngeen ko ci yéen la des jóg leen le 31 juillet suba teel nag ndax ay dóor boo leen bëggee muy neex day teel a jóg bu ñu bàyyi ba timis day lëndëm suba teel ñu jóg caw gaay yi amul bàyyi de neewoon nañu ci élection locale yi dinañ ñu caw mais cette fois-ci ñun du ñu yem ci caw leen dañ leen di tàllal bu baax a baax donc ñoo ngi sant ñëpp